jafandul lu tax suma yeboo di la ñaanal yow yaay ñàkk rek. Internet sans limite sn.com, bienvenue dans votre émission ni ñu koy defee saa su nekk itam émission boo xam ne vraiment lépp lu leen réer ci yenn artistes yi lépp lu leen réer ci yenn acteurs yi ak actrices yi ak animateurs yi sax dañuy dem ci ñoom daal di waxtaan ak ñoom histoire de vraiment magnifier les stars, histoire aussi wane lépp li nga xam ne moo nëbbu woon ci ñoom. De ce fait tey seeti naa koo xam ne xam nga sànq mbër yi dañuy gën naa man xaalisu làmb lañ ma ngénteeg yooyu mais kii xaalisu animation lañ ko ngénte mu dem di animer maanaam c'est le digne héritier le prince de DJ Prince mooy notre ami notre frère Momo bu DTV maa ngi koy nuyu maa ngi koy jaar bu baax a baax Momo na nga def. mais maa ngi lay fay Big Taf maa ngi am jàmm maa ngi sant bu baax. ate dafa lay bàyyi nga nuyu internet yu sans limite. bon maa ngi nuyu internet yëpp di leen béggee rawatina nag yu sans limite.com yi. et puis di rafetlu nag liggéey bi ngay def. macha allah di rafetlu liggéey bi sans limite yëpp di def. waaw naam sax yamu leen waaw yamu leen waaye dañ koy rafetlu. léegi tey dañuy waxtaan à sans limite du am limite. bu la neexee pare nga. alors sànq ci sama à l'entame de mes propos maa ngi koy wax di le prince de DJ Prince ku xam sa papa xam ko il fait partie des ténors de l'animation kuy lim ay Michael Souma da nga ko ci boole Maurice Ambroise Gomis da nga ko ci boole moom DJ Prince bu RTS mos la bëgg nga def animation. bon au début bëgg ko woon. waaw mais xam nga. diine bàyyi moom bu fooree doom day doon. waaw bëgg ko woon xam nga li mu bëggoon mooy ma jàng. xam nga excellé wu ci cours yeeg yooyu. bon li ma laajoon ci jàng jox naa ko bac la ma laajoon. xam nga ma jox ko bac bi. wàccoog moom nag ni ko léegi nag daf may bàyyi ma def man li ma bëgg. d'accord mais moom moo la inspiré wala dafa am keneen koo doon xool mu nekk animateur koo xam ne mos na nekk sa idole hormis sa papa. moom moo ko jiite waaye sama mag moo ma inspiré. Mika. c'est pas un présentateur mais au début moom moo bëggoon def métier bi donc moom laa doon xool muy dem ci ay concert di animer xam nga man animation intéressé wu ma woon pour dire vrai. d'accord man li ma intéressé woon mooy football tout le temps foo fekk maa ngi ci bal bi. donc Mika laa doon gis di ko topp parfois muy dem concert buy dem mand ak moom seen Fosco bu jotee ma dem xool xam nga. mu dem ba affaire yi neex ma ni muy def ci kaw scène beeg yooyu. d'accord donc ma ni ko nag li ngay def bëgg naa ko def. ok moom bëgg ko moom jàng la bëgg. donc bu fekkee man dama ko bëgg daf ma ciy jàppale ma dem ci. su ko defee nga mun ko remplacer. donc noonu la yëf yi demee. ban jour moo nekk sa moment de déclic boo xam ne jour boobu tu te rappelles très bien mooy jour bi nga xam ne carrément taal na la yow. kan taal na ma. animation bi je veux dire animation bi présentation bi. jour bi ma taalee. bi nga xam ne sentir naa ko dëgg. loolu avant may tàmbali la woon. ci lan la exactement ak fan la. avant may tàmbali dañ ma teg ci dama doon sonal sama papa parce que après dafa dem ba ci biir xam ni man bëgg naa ko. moom il voulait pas. donc benn jour mu ne ma kaay ñu ànd. donc bi ñu àndee man moom Papa Lay benn caméraman bu nekk RTS. ak Mika. mun ma booy génnaale ñetti tenue ba léegi xaw ma woon lu ma doon defi ma ne ko tenue lan mun ma da ngay génne yére olof. génne tenue de ville. ak tenue classe. ma ne ko ok ma génne yëpp. bi ñu jógee Magic Land lañ dem. bi ñu demee Magic Land. ci scène Magic Land mun ma da ngay sol yére olof. ma ne ko waaw mun ma léegi ñun ñooy public bi. maam moom doo nga fa nekkoon ak caméraman ak Mika. mun ma ñun ñooy public bi. léegi melal ni yaa ngi grand théâtre am na ku fay def spectacle nga présenté ma. sa papa. waaw. man ne fa di xaan-xaan yi. di wax yu nit mënut a dégg. lu nit mënut a dégg. xam nga. mënuma ok dañuy bàyyi boobu léegi solal sa costume. ñu dem ci benn hôtel de la place hôtel bu jegee foofu donc bi ñu demee mënuma léegi mel nañ ci dîner de gala nga nekk. xam nga présenter dîner bi artiste beeg yooyu. ba tey may wax lu ma neex. mënuma d'accord léegi dindi ko nga sol tenue de ville. ñu dem ci mbedd bi. ñu dem ci mbedd bi xam nga waaw foofu ma nekk di défoulé wu tuuti ak yooyu noonu quoi. mënuma tu n'es pas prêt. sa papa. waaw d'accord. munoo pare woo pour def li ngay def nii munoo ko ma ne ko ok boobu jour boobu. mun naa ne mooy sama déclic parce que. daf la lancer défi. daf ma lancer défi te message la moom du ma comprendre parce que man ak moom ci ay wax la ñuy waxtaanee ma ak moom ci ay code la ñuy waxtaanee. d'accord donc il sait très bien que ni. nit bu ñeme défi laa. il sait très bien que ni mënul lay bañ. d'accord. man bala nga may rey rek nga ni ma mënoo lii dama koy mën. d'accord. donc ci loolu laa tàmbalee di forger wu. di def samay training bu ba parfois ma dem géej. man
kottak ndox meeg suuf si. may wax ak nit ñi di wax ak sama bopp di présenter parfois ma jàkkaarloog seetu yi di wax. ba affaire yi. mais pourquoi demoo RTS. mais nag RTS gars yi paa bi sax war na ci mën a xam gars yi ñu seen bopp taxaw la ñuy jël muy animateur muy journaliste wala. waaw RTS defe naa pour ma signer ci man la desoon. lan moo tax signé ko. non parce que dafa am lu ma gëm. li ma gëm mooy yàkkamtuma sama yoon. li ma gëm mooy plan de carrière la am. li ma gëm mooy dafa am fu may jàngee li may liggéey. RTS bi ñu fay dem sa papa la woo la wala RTS sa papa la fay wala. sa papa yóbbuwuma fenn ce que les gens n'ont pas compris muy DTV muy RTS. RTS casting. dañu woo sam papa. ni ko diw dañ ko soxla pour mu ñëw. sam papa ni leen bu fekkee da ngeen ko soxla da ngeen koy casting loo. d'accord. bi may defi casting bi dama fekk kii def émission fas yi ay fàtt na mu tudd. tam doon def émission fasu guddi yi tam daan wax mbokk tur seen mbokk waaw kay kooku laa fekk ci studio bi ak beneen paa. ñu ni ma yow da ngay def émission fas yi ngay présenté. waaw ma wàccee fa. yéeg ci fas yi. waaw ma mel ni ku juddoo ci fas yi. xam nga. ñu pare ci loolu ñu def loo ma ay affaire yu bëri. ba pare ñu woo ma téléphone mais bi ma koy def def naa ko rek parce que woo nañ ma par respect. ma dem mais RTS nekkagul sama ci sama yoon. xeebu ma RTS nag c'est une très grande télévision. non c'est la chaîne nationale. kuy animateur ku ne sa rêve mooy nga dem RTS. mais li ma gëm. dama ko gëm. li may tàmbali mooy li may liggéey dafa am fu ma koy jàngee. fu ma koy jëmalee. kon DTV da nga fay jàngee. waaw. moom yow DTV da nga fay jàngee. waaw kon yow li nga mokkalaguma tàmbaleegu ma def télé. d'accord léegi DTV moom lan la. école la ku ne xam na ni DTV école la parce que les grands animateurs. ku ne xam na ni Walf la ñu génnee. ku ne xam nañ ni Dunia la ñu génnee. sama papa Dunia la génnee. Jules Junior dem si yàlla. Dunia la génnee. ñooñu ngay cité ñëpp doon ñuy légende ci milieu bi ñu nekk d'accord sa papa yóbbuwul fa casting nga fa demee nee nga da nga dem DTV pour jàng mais DTV am na loolu fa dugal quand même. lu ma def ba dugg fa. casting fooy casting nga def. waaw. casting ñu woo ñëpp ma ñëw taxaw. waaw ci ñu bëri ñu tànn ma ci tamit. bi ñu ma tànnee. toog naa ay 1 mois. Jupiter woo ma ni ma dama la soxla. waaw sama papa sax ma woo ni ma Jupiter neen daf la soxla. c'était un mercredi. ma dem fa jeudi. bi ma demee mu ni ma suba ñu boole ma ak Mansour mooy directeur télé bi mu ni ma suba na nga ñëw CCF am na lu ñu fay def pour nga ñëw seetaan xamante ak équipe bi. bi ma demee direct lañ ma def loolu musuma def télé. nga dem ñu def loolu direct. d'accord est-ce que gisoo ni papa bi nga facilité lu bari. non sama papa bëggul lu yomb. non pourquoi ñuy jaar ci moom à chaque fois tey woo ñu la direct. parce que xam nañ ni mooy sama kilifa. tey bu ñu ma woowoon directement dama leen naan jaar leen ci moom. balaa caag li ngay mujjee nga tàmbalee ko rek. alors nga nekk DTV. yàlla def macha allah vous faites partie des ténors ci biir télé boobu noonu ak émission sama time la non ou bien Happy Time ak ils font le buzz nga dem nekk ci présentateur principal yi mais Happy Time bëri na ñu koy présenter mais style moomu gars yi dañu gis ni dafa xaw a booyee trop. waaw parce que xale laa télé xale. mais parfois gis nañ parfois nga def yeneen style yu différentes mais pourquoi nga opté wu style boobu noonu exactement. bon xam nga émission bu ne ak concept am. Happy Time concept la boo xamante ni dafa free. bi ma koy commencé def dama coincé woon quoi. ci li ma doon def xam nga dama ñëw présenté ko nice dem bi ma ci commencé dugal tuuti fecc. dañ ma doon woo ni ma fecc bi pour lan. sama directeur dégg loolu woo ma téléphone. ndax daf ma woo bureau ba ma ñëw. mu ni ma xale nga ma defal ma yëfi xale. mais est-ce que ci fecc boobu xamoon nit ñi ñu ngi doon jiñ lu ne. ah oui comme lan. non daan nga ko dégg. nañ ko waxtaanee dégguma dara nañ ko waxtaanee yow. nañ ko waxtaanee. gars yi ci fecc boobu noonu. da nga daan dégg ñu ne moom moo di la jiñ yenn wax yi. awal ci digg bi waaw. ci laa jëm borom ñaari tur yeeg yooyu naka nga daan dundee réaction yi ak moo yooyu ñu daan teg sa. bon tu sais man nag nit laa boo xam ni. luñ may tumaal lu ne. su ma ci newul rek. du ma atteindre quoi. man nit bu mel noonu laa man loo may mënti tuumaal. non su ma ci newul. du ma atteindre.
alors gis nañ seen benn émission ils font le buzz mooy moment bi fi diggante Ginthiouz ak Wally bëri woon ngeen gis ngeen invité Wally mais moom dañ ci moment boobu ñëpp seetaan nañ ne Wally daf leen dominer ngeen bàyyi ko mu wax ñëpp ne yow doomu Wally nga. C'était fait exprès. ah exprès la woon. waaw explique-moi naka la demee. tey da ngaa bëgg ñu waxtaan. waaw non dama bëgg ñu waxtaan waaw naka la demee. parce que Wally ñëw na ngeen bàyyi ko mu wax d'une manière vraiment large. parce que c'est Wally Seck. qu'on le veuille ou pas. qu'on l'accepte ou pas Pape Diouf dama ko invité avant Wally Seck. pourquoi les gens n'ont pas réagi et pourtant Pape Diouf. est-ce que ni ngeen ah mais seetaanaat ko est-ce que seetaan nga ko. seetaan naa ko. non est-ce que seetaan nga ko seetaan naa ko man. est-ce que seetaan nga ko seetaan naa ko. Pape Diouf dama ko invité avant Wally Seck. ma koy invité. j'ai dit à tout le monde. ma ni leen. teesantewuñu. yaa may dégg. dugguñu lu suñu yoon newul. Pape Diouf digganteem ak Wally Seck ñun suñu yoon new ci. comprendre nga du dëgg. d'accord. ma doon doomu Wally Seck. yow doomu Wally. non ma ni su ma doon doomu Wally Seck. defe naa dinaa am nu ma waxee ak Pape Diouf foofu. mais tey Pape Diouf bu ñu rombee ci bedd. daf may jox cër. parce que xam na ma. xam naa ko damay faral di wax benn wax. Wally ne paye pas mon café. fayuma weer bu dee. Pape Diouf ne paye pas mon café. fayuma weer bu dee. keneen ak keneen. téléspectateur bi déglul rek. mais fait exprès bi laa bëgg. waaw dañ dinaa ci ñëw téléspectateur bi. ak DTV. nga may fay pour ma liggéeyal leen. Wally Seck qu'on le veuille ou non c'est Wally Seck. absolument évidemment. yaa ngi dégg. waaw. bi muy ñëw. je connais Wally Seck. xam naa ku bëgg waxtaan. bu bëggee waxtaan ak bu bëggul waxtaan. bi muy ñëw j'ai senti que c'est quelqu'un boo xam ni dafa bëggoon waxtaan. je lui ai laissé le temps de parler. parce que nit ñi ñooy soxla lool parfois ci Wally Seck. coow li bëri woon na instant boobu. coow Genève bee ngi fi woon. coow Ginthiouz bee ngi fi woon. il fallait que les gens ñu comprendre mais la preuve bi mu ci jógee. ñii comprendre nañ à moitié ñii Ginthiouz le lendemain il est sorti pour leur faire comprendre ce qui restait de la chose. voilà loolu la woon rek waxtaan la woon. est-ce que étant présentateur principal yoon la woon ngeen piloter émission bi d'une manière équitable. non c'était très équitable. très. est-ce que gis ngeen li leen gars yi wax yëpp ci émission boobu. waaw mais xam nga saay sans limite gi nga ne sax. parfois nga pare nit def am lu mu la wax. absolument du dëgg. dëgg la mais. ñun métier biñ ne. àndul ak tontu. mercato yi ubbi woon na moment boobu dégg naa am na yeneen télé yoo doon démarché. waaw. jox demo. parce que pare gu ma jàng. ban télé la woon. ah bëri nañ nag. waaw non wax ma. non bëri nañ jaru ko jaru ñu ci wax. non mais kon jàll na demo yaa ngi toog DTV yan télé la. jaru ñu ci wax. waaw mais daal. bëri woon nañ télé yu mag yëpp. mais pare gu ma jàng. d'accord. waaw wala xaalis ba bëriwul woon. xaalis bi nga doon jox. ah ku lay jëlee fenn dina xaalis dina bëri. biir DTV vous avez des confrères et des consoeurs yoo xam ne yéen a ngi ci métier bi lu ci mel ni DJ Nicolas bu toi-même tu sais sa gaañ la. Nicolas sama nijaay la. mais xam nga lu tax gisatuñ ko toi-même tu sais gën nañ ko gis. Nicolas dafa nekkoon congé nag. waaw. c'est cool. waaw mi ngi cool de. alors dama doon débuter foofu ci beneen style parfois nga gis ñi ni tamit xam nga boo mënee li ngay def da ngay weex donc ñenn nañ Momo mën na li muy def ñi naan Momo dafa mën sañ-sañ ñi naan Momo dafa bëgg jigéen. bëgg jigéen de moom bokk na ci sama étiquette te dama koy nangu. ah bon waaw. yaa wax lii. ku bëggul jigéen yow da ngaa bañ jigéen yow. mais sama yaay moom je l'aime bien. déet. c'est moi qui pose des questions yow xam nga ma laaj man maa lay laaj. d'accord damaa bëgg jigéen ba mu neex. jeex na am na ku ñu la daan wax yéen ñaar da ngeen di génn mooy sa co-présentatrice bi ngeen di defal émission ils font le buzz. kooku kan la. xam nga ko moom. ki may defal ils font le buzz. mooy Nanette. waaw. ñu dañuy génn maa ngi moom. waaw xam nga man sama yow entre jeunes ñooy waxtaan. maa ngi moom de neexoon nañ. non non bu ñu doon boo toogoon hors caméra. waaw ci ginnaaw caméra yi ñu waxtaan entre boy. waaw te noonu laa bëgg ñu waxtaanee. en tout cas neexoon nañ de. da ngeen di dund yéen ñaar. en tout cas neexoon nañ. ah bon. waaw neexoon nañ de gisoo ni maag moom day am dara. kon baax na léegi da confirmé la. Nanette c'est une sœur. c'est non moom laa lay wax ni. c'est une sœur. yàgg nañ ko dégg man ak moom. mais loolu dafay gën a def suñu force. parce que cela prouve que ni. jàmm am na ci diggante bi. yàlla na jàmm ji yàgg. lan mooy sa projet. paa bi lan la dee loo xam ni vraiment jusqu'à présent mi ngi nekk say luy waaj. bëri na paa bi daf li ma dee bëri na. waaw nee na ma naa jàng. nee na ma naa wan ni ñëpp. li may def mun naa ko. waaw. gars yi da ngay waaj dugg ci série yi.
série série de moom gars yi jël nañ ko fan yi waaw kon dañ ko jël ko koy série waaw bon am na ñu ci doon démarché ñu doon waxtaan ak paa bi mais moom laa doon déglu nag wax dëgg yàlla pour dire vrai am na ay série même yu bees yi di génn nii am na bu ma ci waroon a joué mais nañu xaar tuuti rek. de wàll yéen ñaar seen lien lan la. Wally c'est mon frère. Wally Seck. Farmaaren nga quoi. du question de Farmaaren li ñu luwee man ak moom defe naa jéggi na sax yëf fi Farmaaren. Wally on s'est connu avant may def télé. avant muy bi muy doog a commencé tàmbali way. du lu récent. comprendre nga. il a toujours été un frère boo xamante ni man daf ma apporté lu bëri sama àdduna. quand je dis lu bëri du xaalis. mais ci xel parce que. ça lui arrive parfois mu toog wax jël téléphone am boo ma benn 10-15 minutes. di ma yedd ci àdduna. comprendre nga di ma wax lu bëri loo xamante ni. je me dis pourquoi lu tax waa ji mu choisir ma man pour wax ma yooyu noonu. gisoon nañ sa benn interview nga ne Aba non stress yaa ko dàq animé. non waxuma loolu de. gars yi ko defar waaye ba tey maa ko dàq animé dama koy dëggal. Aba non stress. waaw ku dul Aba maa ko dàq animé. jeex naa ca tàggatoo ak internet yi. ayca maa ngi leen di bëgg yéen ñëpp kontaan naa ci yéen kàddu yi nag bu amee yoo xam ne wax dëgg yàlla jaarul yoon maa ngi ciy jégalu di fi xale la rek dañ koy waxtaanee. kontaan naa ci yéen et puis nag naan leen ñi dañoo garaaw mooy. Momo la ñu dalaloon tey merci beaucoup ça a été vraiment plaisir de faire l'entretien avec lui merci beaucoup à toutes et à tous sans limite sn.com la bu leen ko fàtte lépp luy information à chaud dem leen foofu ci sans limite sn.com Momo tey nga maa bàyyi mu continuer sama liggéey di leen sant bu baax a baax rendez-vous très bientôt ak keneen lay doon jaa ngeen jëf.